bon booy bi sama fii la nekk y a pas de compétence te il faut savoir une chose le terre bi dafa sensible. ñu ngi ñaawlu taxawaayu kilifa yi ci mbir mi ba tax na ñu ngi interpeller njiitu réew mi. on s'adresse directement à monsieur le président à monsieur Macky Sall parce que moom la dernière fois dans son discours bu mu doon def inauguration bi il a bien précisé moom moo ko wax ci boppam domaine bi ferroviaire bu nekk fii nii actuellement nii dama ko def pour doomu Sénégal yi nga mais ñoo jàng le domaine technique. am nañu fas yéene teg benn plan d'action ngir wéyal xeex bi. Ndeye Dimet lii lu doy waar ndax projet bu amee doomu réew ma nekk foofu jàng ko dañuy am espoir ne ñoom dinañ leen ca boole. tout à fait dégg nañ leen ñu ne 20 personnes lañ ci jël. tuuti na trop par rapport ak lim bi nga xam ne am nañ seen diplôme. donte exploitation bi Sénégal yoru ko. mais loolu tamit nekkul motif nekkul raison pour ñuy beddi doomu sénégalais. parce que am na loo xamante ne ni dafa war a nekk souveraineté. mënuñu am ay projet amal ko suñu réew ba pare Sénégal li mu ci war a am ci retombée du ko am. tey nag Khady damay indiwaat rek sànq li woon ci jàngalekat yi muy aussi dañu nekk ay année élection te jàpp naa ne instant bi revendication bu ñu posé xëy na am na loo xamante ne ni mën nañ ko satisfaire mais jàpp naa ne fi mu nekk nii xëy na après les locales te encore une fois coowal terre dafa ñëwaat indiwaat problème yu bëri fan yi ñu ngi wax mbirum Assane Faye ak kii tuuroon jamu mbaam bi nga xam ni foofu itam waa terre bi war nañu gën a yokk matukaay yi recruter personnel bu doy parce que communication bu ñu wax ni def nañ ko pour nit ñi mën a dugg jënd ticket doyul parce que gis nañ spot yi ay 30 secondes nit ki mënu ci comprendre nañu jël ay personnel bu qualifié te jàpp naa ne itam 300 et quelques yi di ko laaj ñoom it am na lu ñu fa mën a jëriñ lu ñu fa mën a servir par rapport ak train yi nga xam yëpp dafa nekk ñu dugal fa personnel bu qualifié bu doy nga xam ne képp ku dugg ni ngay jëndee ticket ba ni ngay wàccee dañ lay encadré mais lu mel ni TER nga xam ne Sénégal xamu ko aussi mënuñu jékki-jékki rek yemale ko ci communication alors que personnel bu bëri bi ñuy xaar foofu noonu amagu fa day posé waat problème moo su recrutement yaama neex yi wala yi nga xamante ne day basé wu ci yoo xam ne c'est purement politique. non xam nga loo xamante ni bi depuis la création bi projet bi amee ba léegi amul lu ci leer ci boppu Sénégalais yi mënu tëb ni aussi da ngay exiger pour ñu recruter ay nit yoo xam ne am nañu qualification boobu laajte benn expérience laajte benn formation boo xam ne war nañu ko am. après la formation xam nga formation Sénégal tey maa ngi def benn vidéo bu mel noonu. formation Sénégal la. boo foogee ne xam-xam lañ nax sa bopp. parce que bu ñu la formé ci benn affaire te mosoo ko exécuter xam bu ñu la formé ci wataraay fii ci école du Sénégal taxul nga mën wataraay. parce que jëf ak xam-xam bi ñaar yu bokkul la. bokkut ak expérience bokkut ak koo xam ne liggéey na ci mais n'empêche nag ñooñu ñoo gën a jekku ñoo gën a yellu ci ñu dugal leen ci par rapport ak ñeneen mais question bi mooy ñi ci nekk di liggéey aussi nga baal ma est-ce que amuñu ci xam-xam tuuti. c'est-à-dire. li nekk ci ñi am xam-xamu wataraay ci Sénégal la benn terre bii fi nekk antanul wataraay bi encore une fois Khady Dakar lay départ yem jam ñaajo comprendre nga am na lim boo xam moom la mën a jël seen sañ-sañ la ñu réclamer seen sañ-sañ la ñu dugal leen ci wala ñu demandé ñu dugal leen ci certes mais nañ xool capacité société bi ñu taxawal ci projet ba léegi lu ci Sénégal man ak lu mu ci am lu ci Sénégal moom ak lu ñu ko ci yóbbaale lu ci leer ak lu ci leerul boo jàngatee au fond di nga xam ni li ñuy réclamer ñoom c'est légitime sañ nañu ko mais est-ce que société bi noppi na pour jël leen comme ni ñu koy demander ñoom parce que exploitation bi est-ce que ñun la création bi est-ce que ñun la xam nga ñu ngi demander bëkk démb Abdourahmane Diouf chef de parti mu ngi demander ay leeral ci anam gi ñu jënde terre bi li nga am nag te ni nga ko amee leerul waa réew ma bu ñuy sàkku pour ñu dugal leen ci ngàbbin wa dafay poser problème c'est-à-dire que mooy amagul lu leer lu Sénégal yi comprendre ci terre boobu mais toujours nañu continuer di réclamer parce que dégg naa leen ñuy defaraat wataraay bi jógee Thiès doon yëg si Dakar te war a yem jëm ñaajo yóbbu nañ fa journaliste yi mooy wataraay bu verte boobu di leen kawan ak dalal xel la mais da nga gis nettement yaa Khady ni dafa affaire yi dafa am manque de sérieux boo xam ne am na ci et am na ñeneen ñuy tàggatuwaat ci yeneen domaine daañu def même jàmbat yu mel ni ñuy def. dalal xel la xëy na Abdoulaye Mbow mais promesse la boo xam ne xëy na autorail bi bu tàmbalee daw ci direction yooyu ñu wax ñii nga xamante ne ñoom ñoo jàng yëf yi mën nañ leen ci dugal. ñu ci liggéey waaw mën nañ si mën a dugal jàpp naa ko waaye nag bul fàtte ni jamono ji 35 kilomètres la terre bi di daw. 15 raam la ak di daw si 35 kilomètres. donc luñ si war a mën a recruter jàpp ma lim bi def naa ni. waaye mënuñu jàpp naa ni lu bari ñuy laaj pour liggéey ci terre bi moom def naa ni jamono yi duñ ko mën xëy na bu ñu demee ba gën a yaatal léegi nga xamoon ne distance bi te def naa ni jamono ji Khady colonel Guèye
ñi gën a yelloo liggéey ci terre bi mooy ñi nga xam ñi ngi leen di fay te ñu am expérience su chemin de fer mooy ñi nekk régie de chemin de fer du Sénégal. nekk ay at di joytu par rapport ak li nga xam ne mooy chemin de fer yi nga xam ne dee na ñoom nekk ay pères de famille defe naa ni nag booy fay nit ci liggéeyut nga am akus néew goo xam ne mën na ci liggéey defe naa ni war nga ko gën a yellool pour mu nekk fa en attendant nag ngay recruter lii nga xam ne mooy incarner le nu ñu koy waxetee l'esprit nouveau ak li nga xam ne mooy nouveauté bi te mooy ndaw yooyu génn si université yi gën a amaat formation mais nag expérimenté yi mooy ñi nga xam ne yàgg nañu liggéey si chemin de fer. Abdoulaye ñu wax nag ci génn pay liggéeykat yu usine Sogepal ñoom ñi lee lu tolloog fukki fan ak ñett ngi nii ñu bank seen ay loxo ne di ñu liggéey li ko waral moo di ñaar ci seen ay délégué du personnel bokk na ci coordonnateur ba dañu leen a dàkk mouvement France Dégage ñu ngi leen di jàppale amaloon nañu sax ab jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi yooyu la liggéeykat daal di ci porox dollu ngir dellu si ci jafe-jafe yi ñuy am ci seen i ay liggéey muy yu metti lool bu ñu sukkandikoo ci seen i ay kàddu waaye itam payoor ba nee nañu baaxul ñoom du ci Kamina Cissé. ñett téeméeru liggéeykat bokk ci Sogepal di ñaawlu seen condition de travail ginnaaw bi ñu licencié ñaar ci seeni délégué ñu ngi yuuxu seeni naqar ci kanamu kuréel gi di OGTS. te moom ba mu fi ñëwee ak léegi 3 ans kese la ñu ñëw depuis 20 ans liggéey usine ba mu toll fii di jógee de 1 ligne à 4 lignes on est à presque 50 machines kooku ñëw en 3 jours ñu perdre des millions. waa ji li ñu koy toppee wax ci télé ne. entreprise bi bu fekkee ne avenir am dañ koy hypothéquer pour une seule personne on va le déloger. ànd ci ak waa FRAPP ñu ngi xamle. pesum kanam nag borom moo koy fajal boppam. yéenay wàllu seen bopp. am taxawaay bi ci war. nañu waajal benn sitting ci kanamu Sogepal ñu takk suñuy brassard rouge sol suñuy t-shirt rouge sol suñuy sër yu xonk wane suñu naxar wane suñu méttit et wax ne fii ñoo ko moom ici c'est Dakar. liggéeykatu société boobule di ñaax ngir ñu gën leen a wekk ci seenu bërëbu liggéeyukaay tey woo président de la république Macky Sall. jéem nañoo jokkoo ak direction générale bu société ba waaye mujjuta antu ñu àddu nag jëmale ko ci usine de fabrication bu garab mu di Médis Sénégal ay activité wam tàmbaliwaat na loolee la délégué bu personnel bi daal di xamle mu rax ci dolli ne produit yu njëkk yi mën nañoo koo xaar gën kaa néew ñaari weer bu ñu sukkandikoo ci moom muy Medoune Diop groupe Sénégal jël na lu tolloog 3 milliards ci suñu ay koppar daal di koy def ci ngir relance activité yi te am na yeneen 2 milliards yoo xamante ne ñuy koy xaar dinañu ko dugal ci at yi di ñëw ñu déglu ko. tàmbali bi fu mu nekk nii ñu ngi nekk di nettoyer usine bi di jéem a taalaat machine yi taxawoon nga xam ne 2 at mu ngi nii taxaw lépp luy groupe ak lépp luy Sogère ñu ngi koy jéem a di taalaat xam naa ne tàmbali bi dañuy commencé ak personnel permanent bi si newoon léegi fi mu nekk nii état bi dugal na 3 milliards ak genn wàll mu nekk wàll si ay action am mu def yeneen 2 milliards yoo xam ne si at yi di ñëw lañ ko nar a mottali xam nga am na si yoo xam ne conditionnement bi rek lañ koy defee fii maanaam ak mise en place bi fii lañ koy def yooyu amaana xam naa si wax 2 semaines dina tàmbali apparemment pare bu ko qualité libéré rek yàlla war na mën a dugg ci marché bi. wax nag ci wàllu politique ak campagne électorale bi